waaye nekk it luy sàmm mbaax bi nga xam ne ni tabarakallahu moom la Sénégal baaxoo. kon imaam Abdallah Sall bismillah defal ñu ñaan. ñu jàng Fatiha salaatul Fatih Falaq Nas. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وصل بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس وملك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jërëjëf Sall mën nañu dooree nuyoo yi ci moom muy Serigne Abdallah Sall nekk doomu Serigne Abbas Sall bu Louga di am mbégte ci bokk ak moom jotaay di ko ziyaara di ko wàcce wàccuwaayam waaye it ki nga xam ne suñu sëriñ la waaye kenn la ci collectif bi di Cheikh Sidi Muxtaar Kunta moom it bàyyee ko ba Njaasaan teew na fi ci ndigalu kilifaam muy sëriñ Abdourahmane Kunta moo fi waroon a teew waaye yàlla dogal mu am ngànt ka mu yabaloon it nekkal ko fii ci Ndakaaru dem bay waaj di bëgg a ñëw yàlla dogal mu am dëgg looloo waral teewu fi ñu ziyaara ko bu baax a baax wàcce ko wàcce waayam moom sëriñ Sidi Muxtaar Kunta waaye di ziyaar imaam Babacar Faye Aboubacrine Faye nekk imaam fële ca Sibi nekk ku nu ràññee ci réew mi ci taxawaayam waaye nekk kenn ci collectif bi di ànd sàmm jikko yi bokk ci membre actif yi tabarakallahu yàlla nañu ko yàlla fayal yiw waaye tamit noonu la ñuy tatagalee di dalal imam Pape Mbaye moom it bàyyee ko ba Cees ngir yàlla xam li ñuy def ak xam taxawaay bi nga xam ne war nañ koo am ci réew mi fi mu toll moo waral mu dagg ay yitteem bàyyee ko ba Cees ngir fekkee ci bis bi moom la ñu sant ko bu baax a baax gërëm waaye tamit waa su teew nañ fi di jeunesse Ibadu Rahman seen kilifa yebal leen ci njiital Mahabi Diallo moom it teew na fi ñu am mbégte ci seen teewaay ndax ñenn lañu ci biir collectif bi tabarakallah waaye it mouvement Nitu Dëgg ñoom it yabal nañ fi ndaw muy Serigne Mohamed Fadilou Souma mu teewal fi mboolem waa mouvement Nitu Dëgg ñu sant leen gërëm leen ci seen teewaay di ñaanal it kenn koo xam ne borom yitte la ci mouvement bi nekk kenn ci ànd sàmm jikko yi tabarakallahu di Abdul Karim Gueye fan yi yaramam xaw a sutante tuuti di ñaan yàlla fëgg boppam yàlla ko yàlla saafara ba mu dellu si waat àndaat ak ñun ci liggéey bi ci tënk daal ñu la ñuy nuyoo waale insha allahu taala programme bi nag ñu lay tëddee gannaaw ubbee nañ ak ñaan dañuy jox Serigne Babacar Mbuub mu ubbil na jotaay bi def discours bi ci wàllu wolof bu ñu daanelee danañ jox dàmbooj bu ci sems moom mi nekk kenn ci ànd sàmm jikko yi moom moo nuy defal discours ci mbirum UGA nga xam ne dañoo tere ci seen bërëb boobu ku fa muuru moom discours bu jëm ci wàllu boobu moo nu koy liiral bu daanelee ñu jox professeur Cheikh Oumar Diagne nee na sëñ Pape ci teewaayu rabita bu AIMA ak duaat yu Sénégal maanaam ñoom la fi représenté su ko defee imaam yeeg borom xam-xam yi ci Sénégal moom la fi représenté incha allah ñu jaajëfal ko bu baax a baax
maa ngi tolloon di wax ne bu daanelee dana jox professeur Cheikh Oumar Diagne moom mbirum bërëb bële di IEA nga xam ne dañu tere ci seen bërëb ba ku fa julli incha allah discours bi ci war a jàllale moom moo nu koy liiral bu jeexalee nag ñu ñëw ci déclaration bi nga xam ne professeur Babacar Mbour moo nu koy liiraatal en français incha allahu taala noonu la programme bi di tëddee bu daanelee ñu jox ñi nga xam ne ñoo war a intervenir ñu mel ne soxna yi tedd yi toog nga xam ne borom yi yitte leen borom yi taxawaay muy jamiyatul murabbiyat al muslimat jamiyatul murabbiyat al muslimat moom seen tur bi rek dafa am solo tabarakallah ñoom danañu yëkkati kàddu ci fan yi coow ngeen dégg ci mbirum Penda Mbow kàddu yu mu yëkkati ci plateau buñ ko dalaloon jëmale ko ci muuraay lu ci aju ñoom danañ jox kenn ci wàllu jigéen ñooñu muy soxna Sooda Diop du noonu la de soxna Sooda Diop mooy yëkkati kàddu incha allah ci seen tur bu ci yàlla andee bu daanalee ñu jox sunu kilifa gii di sëriñ Abdallah Sall jox kenn ci imaam yi mu wax ci turu raabita bi incha allahu taala waaye tamit sëriñ Sidi Muxtaar Kunta bu Njaasaan bu imaam Abdallah Sall daanale moom la ñu jox mu nekk ay kàddu yu tënk ndax du conférence waaye conférence de presse su ko defee kàddu yi lu mu gën a tënkoo dana arrangé sunu mbokk journaliste yi ndax li nga am yeneen i yitte yoo xam ne lu leen di xaar Babacar bu bismillah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki jullit yi, mbokki Sénégal, kilifa yu tedd yi teew ci jotaay bi te teewal fi mboolem l'islam bi yépp ak kilifa yi nga xam ne ñoo ngi ci diine ci ak fu ñu fi mën a féete, bokk yi nga xam ni woowoon nañ leen fi ñuy suñuy invité, bokk yi soxna yu tedd yi, sunu mbokku presse bi, ci weeru mai 2019 direction bu pharmacie Digon dafa génne benn note de service di tere ña fay liggéey te bu ñu leen xaajee ci téeméeri xaaj juróom-ñett fukk yépp ay jullit lañu, ñu julli ca ñu tere leen ñu julli ca biir pharmacie. ñaari weer ginnaaw bi ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet, directeur général bi di Bernard Henri Digon yónnee leen bataaxel wane ni dàq nañ leen ngir liggéey bu baaxul bu ñu fa def ak ñàkk dégg ndigal. docteur Khadim Dioum ak docteur Dame Dia ñoom ñu wax ni li ñu leen di toppe
mooy tere bu ñu leen tere ñu julli ca barab ba te ñoom ñu julli fa mel ni direction bi loola daf ko naqari. ci août 2019 Institut européen des affaires muy IEA bi nekk Ndakaaru dafa génne benn dogal note de service boo xam ni ak yabaati mënu ko weesu jëme ko ci mbooleem ku nekk ci biir barab ba muy ña fay jàngale ña ne ca administration ba ak ña nga xam ni ñoo nga fay jànge ngir ni ma dëppale ko ak ni ñu ko waxe bu ñu saytoo article 13 muy fukk ak ñett bu règlement intérieur bu établissement maanaam daara jooju liggéey à Dakar bu ñu ko dëppalee ak article boobu bu ñu delluwaatee ci charte laïcité bu daara ja mel na ni laïcité daara ja yu Sénégal bokkul ak BO bu fukki fan ak ñaar ci juróom-ñeenteelu weer ci atum 2013 bu ñu xoolee wala ñu yër ñetteelu article loi d'orientation ak programmation ngir yeesalaat daara yi penc mi muy école de la république bu juróom-ñetti fan ci juin 2013 ñoo ngi yëgal képp ku jigéen ak ku góor ku nekk ci IEA Dakar ni seen école bi moom dafa laïque kon nag jël nañ ab dogal tere nañ képp ku fi këpp sa jë jéem a topp yàlla. talaata ñetti fan ci septembre bi l'école tugal yi di ubbi te l'école yi aju ci ñoom fii di ubbi institut Jeanne d'Arc bu Dakar ci la ubbee ay buntam moom laata ñuy tàmbali cours yi nag njàng ma mbooleem ndongab daara boo xam ni muuroon nga sa bopp dañu leen a daal di gurgur leen yóbbu ca ëtt ba ngir xaar seeni waajur ñëw ñu génne leen classe yi direction bi wax ni article 5 bu règlement intérieur bi dafa daal di wax ni école bi moom maytuñu ko fi dugg di muur loola ñu fesal ni dëppoowul kon ak xale yooyu nga xam ni ñu solo bi loolu amee am na ay waxtaan yoo xam ni yu nu ñaawlu la yoo xam ni am na ministre de l'éducation nationale jël ko di autorité bi nga xam ni ñoom ñoo jox këyit wi tax école boobu mën a jàng ngir bëggoon a am ab déggoo boo xam ni gis nañ ci ñun jullit ñi dañ ñoo toloxal dañ ñoo doyadal waaye tamit dañ ñoo xañ suñu àq loola jëm ci ni ndongo ya moom mën nañoo dellusiwaat jàng ginnaaw bu ñu tardé ay fan yu bari waaye nag dañ leen di wutal as kuttumbalus morso soo xam ne waxatuñu sax muuraay léegi boo xam ne institut bi ci boppam moom mooy déterminer mooy wax nan lay toll bu ñu seetloo yi yépp nag ci ay tooñ ay cokkaas ci réew moo xam ni
nee nañ Sénégal la tudd ak it xool baax mbir yi ni ñu tegtaloo ak ni ñu tegante ak it dafa mel ni mbir yi bu ñu seetloo it ni muy mel ni dafay duggante te nuroo loolu daal am xel dafay daal di joxe ni nasaxal suñu réew mi ak jàmm ji fi nekk ñu jële ko fi mel na ni loolu mënees am xel mën na ko jàpp ci réew moo xam ni bis bu nekk ñu wax ni téeméer boo ci jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom ay jullit lañu gouvernement bu Macron mi ngi topp ay pexeem ci not bu mu war a nootaat ci wàllu doole Afrique te mel na ni laboratoire bi nga xam ni moo ci gën a fës te gën a yaakaaru Sénégal la ni ko ña ko jiitu woon waxe te ñu mën cee tudd ko fesoon ak lu mu fesal muy Nicolas Sarkozy bi mu joxee boppam sañ-sañu rey Muammar Kadhafi ci tuuma yoo xam ne dara tegul fenn ci ay sos diaboliser ko jëfandikoo li ñuy wax le droit international ba faat bakkanam ba lay juddoo tey li bi juddoo fa bi nga xamante ni ci loolu lañ déstabiliser tey Mali ak MNLA mel na ni daal ki leen yitteel te yitteel leen léegi Sénégal Sénégal nag mel na ni moo war a aaye te xool nañ ni ci politique essayé nañ lu bari 88 93 dem nañ ba juge bi waroon a joxe résultat yi démissionné ka ca topp ñu rey waaye réew mi tàkkul ba tey 2000 gis nañ li fi xew 2012 ay sénégalais yu bari faatu nañ ci ba ci at mii ñu weesu xam na ni mënuñoo war a taal réew mi ci politique essayé nañ ci wàllu waaso gis nañ ni mënta jàll bëgg a jàll wolof yi dal ci kaw alpulaar yi jël alpulaar yi dal ci kaw ñu ci des xam nañ ni kon li fi des te mën cee taal réew mi ci wàllu pas-pas la wàllu diine la diggante jullit yi ak chrétiens yi wala boog ci biir jullit yi sax ñu jël ñi tëgg ci kaw ñi te loolu yi tamit bu ñu bàyyiwaatee xel kilifa gu mag muy honorable député Khoureychi Niass di ndawal député bu Benno Bokk Yaakaar ci 18 février 2018 ca Kasnack lii la waxoon dafa wax ni bi France dikkee di laaj alal ji nekk ci réew mi ak lu nu ko jox ci suuf ngir mu mën koo tibb yóbbu su ko président lankoon léegi France ubbil jihadistes yi Sénégal ñu taal réew def ay attentat te it kon France dana daal di armée wala mu dolli ngànnaay rebelle yi Casamance yi ngir ñu yokk joote ci biir réew mi lii mi ngi ko wax ci Walf Quotidien bu mardi 23 juillet 2019 à la page 2 soxlawul nag ñuy taxaw sax ci responsabilité yi ndax ku nekk am na responsabilité ci fii ñu toll ak lii ñu toll ak fi réew mi toll kilifa yi diine ji kilifa yi politique yi kilifa yi aada yi ba ci Samba Surum Gaye ku mel ni man ñun ñëpp la situation bii mbir mi interpellé ci tarxiis yi nga xam ni ak tooñ yi nga xam ni lu ko gën a tonawu amul buy wane detteel ak ñàkkal fayda gu nu ñàkkal fayda l'islam ak jullit yi ca Australie
am na benn xayma bu ñu fa def ci 2011 boo wane ni jullit yi téeméer boo fa jël ñaar kese lañu. am na fa benn collège baptiste boo xam ni dafa soppi sax nañ doon soloo xale ya ndax rek benn élève jullit bu fa doon ñëw di jàng si te muuru ñu yaatale ko noonu. yàggul dara fee ca Berlin ca Allemagne waxambaane wii di Yunus te toll ci fukki at ak juróom-benn yoonu Allemagne jox na ko ndam ci jàmmaarloo bu mu jàmmaarloo woon ak kilifa daaraam école ba ci tere gi ñu ko fa tere woon mu julli waaye ba mu porté plainte dem tribunal dafa ni nañ ko aménager sax barab bu muy jullee ci biir école ñun ci man réew lañ nekk ba mën a yées waa Australie yées Allemagne sax ci sunu pas-pas ak sunu diine di ñu andil ay xalaat yooyu ni ñu ñun rek dëkkuñu fi ba bëgg ñoo xañ ñu majorité bi fi mu ne suñu àq ak suñu yelleef wan askan lañu ngir mën a nangu lu kenn warta nangu ay laaja ngi yoo xam ni dafa am fu mu nuy yóbbu ak lu muy tegtale ci lu nuy dund bis bu nekk muy lu tiis muy lu naqari muy lu doy waar ñun daal ay jullit lañu yoo xam ni ay doxandéem lañu ci suñu réew yeewu ci mbir mi nag dafa daal di laaj ñu engagé wu jóg taxaw tem léegi nag ci lu waajtaay amul ndax laaj na ko war nañu ñetti mbir yi ñu wax ak yeneen yu dul yooyu sax muy note de service bi nga xam ni IEA bu Dakar jël na ko licenciement wu pharmacien yi ak mbirum muuraay gii ca daara jee ji Institut Saint-Jean d'Arc war naa tax ñu taxaw temm ñun ñi nga xam ne ñoo moom suñum réew ndax ndey charte réew mi ca article ba ca njëkk dafa wane ni benn buur moo nekk ci réew mi te askan wi la te askan wi bu ñu ko xoolee téeméer boo ci jël à la grande majorité ba ca ëpp ay jullit lañu kon état bi nga xam ni mooy suñu loxo mooy suñu tànk mooy suñuy bët war na taxaw ci respecté te aarit li nga xam ni moo fi nekkandi ba kenn du ko jalgati ndax ñun ñii fi nekk ci biir barab bu tedd bii ak ñi fi nekkul di ay Sénégalais ak ñii suñuy kilifa ba ci président de la République téeméeri junni xelam xalaatul dem France naan leen yéen France man dama fee dikk tey ngir wax leen ni am naa pas-pasu am ñaari soxla téeméeri junni xelam xalaatul kon France daraja jooju ñu am ak xam seen bopp ba la ñu tënkal seen bopp mayuñu kenn ku ñëw di ko jalgati loolu ñoo ngi fàttali état bi di sunu jumtukaay kese mu taxaw ci sàmmal na ko wala ñu jóg ñun sàmmal ko suñu bopp ñu jógit taxawal jullit yi laaj na fi nekk nag ñu xam ne bennoo war nañu ci taxaw tem man waxtu wu nekk damay am jafe-jafe ci su ma déggee ñu naan jullit yi ñun 95% lañ ci sama gis-gis lu gàcce woo gi noonu ndax ñun qualité lañ am waaye amuñu quantité lañ am waaye amuñu qualité mbooloo mu bari lañ am
moo xam ne ñoo fi ëpp de waaye nag waxtu wu ne ñoo ngi nekk ci di far suñu rangooñ di jooy buñ ñu dóor nañ ñu jox suñu cër nan ñu ki ñuy waxal kan la kan lañ bëgg mu jox ñu cër kan lañ bëgg mu respecté ñu kan lañ bëgg mu bàyyi ñu xel kan kooku laa bëggoon laaj jullit yi ki ñuy wax naan nan ñu kooku ak mooy kan. réew mi ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk waxuñu ni dañu fay ëppale kenn waaye bu fekkee principe démocratique la ñun suñuy xalaat ak suñuy ngëm-ngëm dafa war a bokk ci mbir mi. la koy mën a maye nag mooy jullit yi au lieu ñu doon jenn jëmm booloo ci seenu taar ci kattan gi leen yàlla jox ci jikko yu rafet yi ñu amee ci taxawaay bu sell bi nga xam ne amee nañ ko ñu bëgg a tàqale suñu jëmm dagg loxo yóbbu fële dagg tànk yóbbu fële luqi bët yóbbu fële dagg nopp yóbbu fële loola la muy tegtale rek mooy nit ku manqué te l'islam yi Sénégal foofu la toll te loolu ñoo ngi interpellé kilifa yi à ce que ñu taxaw jéem a boole seen bopp te bu ñu boolee seen bopp rek njaboot gi moom danañ daal di mën a boole seen bopp te dara tàqale wuñu waaye boobu ba léegi li ñuy jàmbat lenn la li ñuy coow lenn la nan ñu jox cër buñ ñu xañ suñu àq kin bëgg mu doxal na ko kan la du bâtiment bii toog mbooleem lu fi taxaw ay nit a taxawal ñun nag am nañ mbooloo mi waaye xalaat bi gis-gisu amul ci ñoo ngi ci ay détails murit yee fi nekk ñu ni déedéet tijaan yi rek a fi nekk ñu ni déedéet jamaatu Ibaadu Rahmaan na fi nekk yooyu débat ba kañ nañu jéem a bennoo te boole suñu bopp xam ni ñoo bokk li ñuy jariñ ñoo bokk yi tamit li ñuy lor ñun ñëpp ñu liggéey ci nag dëgg-dëgg réew mii ñu xam ni ci lañu dëkk ci lañu bokk ba nday charte réew mi ak mboolem lu ca aju ñu taxaw nag temm ci ñu waxtaane wàll ba ñi nga xam ni ay athée lañu amuñu sax diine toog chrétien yi toog jullit yi toog ñu waxtaane waat suñu penc ci loo xam ni yoonu France du ci nekk yoonu États-Unis du ci nekk yoonu Turquie du ci nekk yoonu Arabie Saoudite du ci nekk yoonu Chine du ci nekk nun sénégalais yi ñooy toog waxtaane waat suñu penc tëral li ñuy tëral formuler suñuy vision te jël ay sénégalais ñu doxal lii la collectif bi gis taxoon mu doon woote tey ngir waxtaan ci ak réew mi waxtaan ci itam ak sénégalais yi waxtaan ci it ak bokki jullit yi xam ne suñu taxawul suñu réew mii gis nañu mboole suñu li ñu wër te li ñu wër dara lu ñu xemme mu amul te jàmm ko ko xeeb dangaa gisagul safaanu jàmm ba tax na luy tax suñu jàmm ji law ñun ñëpp am nañ ci responsabilité rawatina ñi nga xam ne wax nañ ni ñoo ëpp ci biir réew mi wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu Allahu akbar takbir macha allah jërëjëf professeur Ababacar Mboup yal na yàlla fay la yiw message bi dégg nañ ko te jàll na macha allah ni ko wolof yi waxee yàlla bu mu tàbbi ci nopp tëx su ko defee ñu jox professeur Dame Mbodj bu Cusems moom it mu liiral nu discours am incha allahu taala professeur bismillah na ñëw ni ñëw la daam ñëwal ni ñëwal ni
c'est bon mën nañ def asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi fi toog maa ngi wax ci turu Cusems authentique yi nga xam ni mi ngi bokk ci ànd sàmm jikko yi nga xam ne ñun kuréelu jàngalekat lañ boo xam ni dañuy yëngu ci lépp loo xam ni soxal na réew mi ndaxte comme ñun lañ dénk tout tànk yi te réew ku ko bëgg a defar wala nga bëgg koo yàq jaaral rek ci tout tànk yi bu ko defee la nga bëgg da nga ko am ci at yi nga ko bëgg loolu moo tax ma rafetlu kàddu yuy sunu président joxe sànq te tënk na lépp donc duñ guddal naam wax nañ ma wax ci benn pàcc muy li xew ci institution Sainte Jeanne d'Arc ndaxte kuréelu jàngalekat la ak fu ñuy tàggate goney réew mi loolu moo tax ma yëkkati sama kàddu bëgg cee leeral tuuti ñuy wax ni d'abord il faut ñun julliti ñu xam ni tentative yi ni am pour féewale ñu wax ni yow Dame Mbodj secrétaire général du syndicat nga bul wax daray diine sa yoon nekkul ci diine bot di diine yow waxal rek ci say revendication nu ñuy yokke say salaire waaye bu ñuy yàq école bi bu ñuy yàq këf suñuy gone gëm loo leen la nasaraan yi gëm bu ci sa yoon nekk yéen imaam yi yéen doom nga war a wax ci diine ku war a wax ci même bu ñu dee politique imaam bu taxaw ne moom politique bi war na tëdd nii ak nee pour ñu xool nu ñuy defaree suñu réew ñu non yow imaam nga sa yoon nekku ci maanaam fexe ba féewale sénégalais yi ba du ñu bokk àndandoo loolu il faut ñu xam ko ñun julliti que dañoo war a xam ni bala ngaa doon imam bala ngaa doon jàngalekat bala ngaa doon magistrat bala ngaa doon leen da ngaa nekk d'abord jullit parce que yàlla suñu borom moom moo la sàkk loolu c'est important ñu leeral ko nit ñi moo tax lépp lu ñuy def ñu yaatal ko ba xam ne ñun ñëpp ñoo bokki nu sàkk te lim ñu sant ak lim ñu tere ñun ñëpp ñoo ko bokk loolu c'est important ñu leeral loolu mooy tax ñun ñu am taxawaay bi ñu taxaw en tant que syndicaliste am na sax ñu naan ma après sama débat bi man ak sëñ Ababacar diine ak jamono waa léegi yow xanaa imam la man leen waaw man imam la parce que imam moom mooy kuy jiite te man damaa jiite ñoo xam ne dañuy jàngale di jàngal ñan ay tout tànk ñu bëgg a ñëw ci école bi def fa loo xam ne dëppoowul ak li sàttu réew mi am wax dëppoowul ak suñuy diine ñu taxaw di seetaan loolu mënul nekk bu ëllëgee bu ñu demee ci suñu borom dañuy koy layoo loolu nag ñun lañu xam moo tax suñu responsabilité ñu jël ko mbir mi nag jërul guddal sëñ Ababacar fàttali na ko école Sénégal bala nga fee mën a ubbi sa daara di jàngale programme bu Sénégal da ngay ñëw tënku ci sàttu réew mi bu ñu won la ko moom mën nañuy wax constitution Sénégal ak loi d'orientation moom moo tënk njàng buñ la ko wonee nga ne d'accord naa ci lii mu wax nga ubbi sa école institution Sainte Jeanne d'Arc loolu la def institution Sainte Jeanne d'Arc bi mu déggoog état ci loolu ba pare bañ jox ko autorisation mu installé wu tënku ci li réew mi wax lu mat 80 ans comme ñoom nañ koy waxe ñu ne ci réew mi di yëngatu di wàccoog loolu jigéen ña di fa nekk di fa jànge di muuru ñuy rappeler sénégalais yi wax ne na fa julli di génne seeni doom loolu c'est une solution de facilité boo am ay coow lay indi ci réew mi bot di compte lay indi te loolu dañ koy tere ci réew mi maanaam na chrétiens yi jànge fee na julli di jànge fee loolu day indi féewale sénégalais yi parce que ñun ñëpp ñoo bokk di nekkandoo ci réew mi loolu tax constitution bi bañ bot di compte ñuy rappeler ni Sénégal amul coow entre musulman ak chrétien loolu il faut ñu rappeler ko coow li ko fi indi ca biti la jóge ñëw France moo toog ca réewam am problème ak laïcité parce que laïcité ni ko àdduna bi yëpp définir mooy yow nga am droit dund sa diine bàyyi keneen ki mu dund diineem ki gëmul dara ñu bàyyi ko mu doxal la mu bëgg te kenn bañ a yàqal sa loolu mooy laïcité ku ci nekk ñu may la nga dund sa diine ci ni nga ko bëggee kenn du la bu ndoxatal waaw léegi nag France ñoom depuis troisième république ñu jàpp ne ñoom diine dañ ko war a botti parce que diine bu ci bokkee rek musiba la loolu mooy problème bi léegi France nag moom nga xam ne loolu la gëm dindi diine ci lépp te ñun li ñu gëm mooy képp ku dindi diine ci li ngay def mën a too def lu baax parce que nit d'abord bala ngaa doon dara da ngay nekk jullit d'abord doo ko mën a def lu baax donc bu ñu bëggee dindi jullit gi teg ko ne la lay defal lu la neex loolu day indi musiba ci askan bi léegi nag France moom
moo jaar ci congrégation bu tudd Saint-Joseph de Coligny boo xam ne ñi ngi ci àdduna bi ci réew yu bari ñu ni leen fexe leen ba léegi réew yi ngeen am école yépp ku fay muuru bu mu fa dugg mais du muur bi kese moo leen intéressé dañoo bëgg lépp luy diine buñ ko fa defati bu ko defee ñu ne xale yi summeeku leen def leen lu leen neex ba nga xam ne seen objectif mooy yàq suñu askan def suñu ay jigéen ay nit ñu oyof ñoo xam ne lu leen seen diine sant duñ ko def lii mooy objectif ñu andi ko nag Sénégal ci école boobu imposé ko école bi taxaw fipp maintenant nag état Sénégal daaw bi coow li amee ministère éducation dafa génne benn lettre benn communiqué de presse wax ni constitution Sénégal mooy bañ ñu boddi nit ci diini lettre baa ngi nii ministre éducation génn ko rappeler constitution bi li mu wax ak les lois d'orientation bi wax rappeler ko école bi waa école bi bind seenu lettre ànd ak ñan àndal ñoom laykaar bi ni ko yow faalewun la faalewun kii la jiite faalewun seenum réew ñun kenn moomuñu sunu école ku fi muuru du fi jànge parce que yow àtte nga ñu tëj nga ñu da ngaa far ñun ñu jàpp booba biñ ma ci laajee ay journaliste ma leen non loolu ay wax la rek parce que réew nag kenn du ko défier te loolu défier réew la léegi nag ñun ñuy xaar école ubbi nag comme ni ko sëñ Ababacar waxee ñu jël xale yooyu muuru daal di leen génn ci classe yi daal di leen di tege nee na leen yéen li ngeen di muuru dañ ci ñuy déranger te xale yooyu may rappeler ni ña ngi fay def ñenn ñu fukki at di muuru te stagiaire lu fi bees ba ñu xëy ren ñu ne ñooñu doon muuru seen muuraay gi da leen di déranger léegi nag ñun ñu jàpp ni ministre éducation ma dem toog ak ñoom di waxtaan te rappelé wul principe yam rappelé woon daaw kon mi ngi wàcce dayoo suñu réew parce que suñu réew wërta taxaw kenn di ko imposer loo xam tegul ci dëgg loolu tax waxtaan waxtaan ñun ñaawlu nañ ko parce que dañoo bëggoon mu rappeler principe bi ku ci mën a tënku ci ku ci mënta tënku nga abal léegi nag moom dafa waxtaan ak ñoom ñu ni léegi glissement sémantique bi ñu indi mooy waxatuñu voile mais léegi fulaar la ñu wax mais fulaar ñun ci leenu jàpp mooy lan ca jublu mooy wàññi muuraay gi léegi nag ñu jàpp ni bu ñu bëggee jàmm te loolu wax nañ ko ministre bi man mii di wax ak yéen wax naa ko ni ko su ngeen bëggee jàmm nee leen institution Sainte Jeanne d'Arc mu bàyyi xale yi ñu muuru comme nañ daan muuroo te mosuñoo gêner kenn te ñoom élèves yooyu muuru ñoo fa raw ca école ba ñëpp d'accord nañ ko ñoo fa gën a yaw parce que élèves lañ yoo xam ne jàngal nañ leen seen diine ñu ci ëpp ci seen i parents respecté nañ seen bopp respecté nit ñi bu nekkee ci école ba du ñu tooñ te dañuy xarañ ci seen jàng ma ne ko nag su bëggee jàmm na bàyyi xale yooyu ñu jàng bu ñu ko deful seen réunion boobu lañ fa tënkee mooy ni fulaar léegi la dootul voile fulaar ba ñoo ngi xaar nun ko parce que ñun tur yi moo ñu intéressé xale yi li ñuy def defuñu ko ci seen soobare seen diine moo leen sant ñu muuru wax naa ko ci benn débat bu ma nekkoon ma ne leen lu leer la parce que sourate yi ci wax leer mais sourate 33 verset 59 moo ko wax mu leer nañ ni nax jigéen ñi wàcce kaala gu mag ci seen kaw parce que loolu moo leen di aar ci képp ku leen bëgg a doye dal lii soxla woo nekk imam pour wax ko parce que Coran bi yàlla bi ñu ci àddu dafa jële terme yu leer nañ yu amul benn sikki sàkk kon nag xale yooyu loolu ñuy def seen diine lañ koy defe léegi nag comme constitution bi dañuy am nga droit dund sa diine loi d'orientation ni am na droit dund sa diine te loolu di nekk disposition bu yàlla subhaanahu wa taala génne teg ko ci suñu kaw ñun ñëpp ci suñuy jigéen ñoom ñu xam loolu di wàccoog loolu ñun leen kaay leen summeeku ñun sénégalais yëpp ay ànd ak ñoom duñ summeeku dinañ continuer jàng ba seen jàng jeex ñu muuru comme nañ daan muuroo bu fekkee bëgg nañ jàmm moo tax bi leen IA Dakar woowee barki démb rappelé nañ ko loolu ñoom parents yi seen doom yi muuru jël nañ ca ñaar nag foofu lay terminer sàkk nañ ca ñaar ci ñaar fukki xale ak ñaar yi muuru boole leen ca comité ba war a décider nan la muuraay gi mel parents yaat ba ñuy dem biñ ma woowee nee naa leen bu ngeen demee nee leen IA ak ministre bi que du ay tubaab nasaraan yu gëmul diine gëmuñu dara nekk ci seen réew bëgg ñoo wax ñu nu ñuy muuroo sunu muuraay kenn du ko soppi nañ daan muuroo la ñuy muuroo nañ ñu wax seen i couleur ñu respecté couleuru école bi waaye dañuy muuru nañ daan muuroo ñoom it bañ demee wax nañ ko IA bi tànn nañ ñaari jigéen ca seen biir pour ñu dem bokk ca fa ñuy décider loolu bu ñu décider loolu parce que suba la élèves yi war a jàngi suñu génnee kaala gi ñu war a muuroo mu dëppoo ak lañ daan def jàmm dina suñu ko deful comme ni ñu ko wax bu état Sénégal jëlul responsabilité ñun dinañ jël suñuy responsabilité
lii mooy wax ji ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan lii nga xam ni moom lañ fi wax ñun ñëpp ñu tënk ci parce que diine ji war ñoo taxaw seetaan ku koy suufeel parce que bu ëllëgee ñun ñëpp ku ci nekk individuellement di nga rendre compte et collectivement aussi dinañ rendre compte parce que boobaa yàlla subhaanahu wa taala nañu wax ñun jullit yi ba lii amee ñu taxaw di xeex diine mu leer nañ yan jéego lañ ci doxoon pour mën a jàmmaar la ak ñoom parce que ñun néewuñ ñee bu ñu nekk seen diine néewuñ leen dañ ni ku ci nekk am nga droit dund sa diine comme ni ko constitution bi waxee comme ni ko loi yi nga xam moo tënk réew mu waxee léegi nag suñu bëggee jàmm nañ bàyyi ku nekk dund diineem jàmm ne ñooy bu ñu ko deful nag ñun dinañ jël suñuy responsable jërëjëf. takbir imaam dafa bëgg ngeen di wax allahu akbar ci kaw góor yi imaam dafa bëgg allahu akbar ci kaw takbir bon ah jërëjëf sëñ Dame Mbodj kàddu yi jotale na te rafet na mu mel ni moom rek doy na exemple pour wan ñi jàng mbindum càmmoñ bi ne jàng ko warul a tey julliti ah exemple la pour wan ñi jàng mbindum càmmoñ bi ne jàng ko warul a tey julliti te tubaab ni mu lay formé bokk na ci bu noppee ci yow nga doon bu la yàlla dimbalewul waaye ñi koy déranger mooy ñu mel ni Babacar Mbuub mi jàng seen jàng bi ba noppi génnul Touba professeur Cheikh Omar Diagne jàng ba nekk professeur ci ñoom di jàngale seen jàng bi te génnul fi mu ne soo ko gisee mbaxanaam soo ko gisee koppate moom mii takkul max du solul mbaxana day sol costume ne ñoom waaye biir bi diine la biti bi di ñoom ñu mel nii la diine ci soxla exemple lañ pour wan ñeneen ñi ne leen jàngu leen fi lu ñeneen ñi jàngul xamu leen fi lu ñeneen ñi xamul demu leen fi fu ñeneen ñi demul ñi gën a dégg tubaab gën a dégg anglais gën a dégg espagnol tey ñoo gën a julliti kon ñi jàng yooyu noonu loolu tënk leen bañ jàpp ne waruñoo jullite nax nañu seen bopp tey jigéen ñi di muuru ñoo dàq jënd cheveux naturel waaye séexlu nañ ko ngir ne seen borom daf leen koo tere du dañ koo ñàkk mais dañ ko séexlu kon lii yàlla sant leen lañ préféré pour teg ko ci seen bopp loolu nag lu ñuy dolli rek la ci di daam boo ñu wax pour wane ne daal nekkal ministre nekkal député nekkal professeur nekkal maire nekkal lu waaye bu mu la tee jullite ndax yooyu kenn du dugg ci bàmmeel yóbbaale ko fa ñu la koy laaj waaye ku dugg ci bàmmeel ñu laaj la seen jullite kon ñu jox kàddu bi professeur Cheikh Omar Diagne moom it mu rotal ci ay kàddu xam naa mu gën a tënkoo rek incha allahu taala ndax mbokk journaliste yi. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wal axirin wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihil azim. asalaamu aleykum wa rahmatullah. ñu ngi am mbégte lool ci teew fii ci jotaay bu am solo bi di ñaan yàlla defal ñu ko mu nekk lay keroog bés ba ñuy taseeg moom ba muy laaj ba mbir yi xewee seen réew lan ngeen defoon yàlla na ñuy lekk lay ñeent ñi ñëpp incha allah. donc sëñ Babacar li mu wax matal na lépp. imam Dame macha allah li mu wax dëgg yàlla mënut ñu teg leen ci kawam. mu am benn problème nag bi nga xam ne war nañ koo jàngat ci benn dimension bu gën a gàtt muy ay école yuy tere muuraay du ma ñëw ci sabab bi ak ci illa yi sëñ Ababacar leeral na ko bu baax ay entreprise yuy tere seen ay ñoñ julli ay entreprise yu bañ a embauché jigéen bu muuru parce que am na fi Sénégal dañ ko bàyyi xel bu baax banque yu bëri fii jigéen buy muuru duñ la jël pour nga liggéey même soo amee compétence ay entreprise yoo xam ne fii ci Dakar kenn amul droit julli fa dañ ko waxul ci kaw rek mais dañ fay tere julli donc bëri na Dakar jullit yi kon
dafa mel ni ñu ngi leen di assaillir seen biir propre dëkk dama lii daf ma tiital dans un pays bi nga xam ne nee nañu loolu 90% yi ay jullit lañu maanaam 95% wala bokk am na sax ñu ne wàññeeku am na ñu wax ne am na ñu koy yokk imam dañu koy yokk waaye suñu xoolee dans les faits daa mel ni jullit yi matuñu 5% ci biir dëkk bi maanaam dans les faits ndaxte yenn débat yi ñuy posé si dëkk bi sax tekkiwul ni fii ay jullit ñu fi dëkk donc école nag bu ñuy wax IEA di institut bi nga xam ne institut tubaab la dafa def tam note de service am moo nekk nii ci biir note de service bi li ma si jaaxal dafa invoquer la loi française maanaam dafa sukkandiku ci ay loi yoo xam ne France lay daw te fii du France muy charte de la laïcité organisation refondation école de la République yii yëpp ay bulletins officiels yi nga xam ne France dañ ko génnee pour les écoles françaises maanaam kon France dese la am validité mu ñëw ba Sénégal am sañ-sañ génnee note de service bi tere fi julli ci biir loi am ci biir règlement intérieur am parce que da bokkul ci respect de son prochain li nga def ñuy posé loolu ñaari question yoo xam ne jàpp naa ne war a ci xalaat bu baax a baax bi si njëkk mooy Sénégal territoire français la wala dëkk bu autonome la ndax la war nañ koo gëstu nag lii problème de souveraineté chaque fois ma ne ñun jamono bi li xew suñu dëkk bi yëpp ça touche la souveraineté dëkku Afrique kese ngay fekk ñun la école chinoise am na fi école turque am na fi école américain am na fi école français am na fi c'est vrai que ñun école sénégalaise rek moo fi am maanaam suñu réew yi kese la xew yi dëkku africain kese ngay gis un intellectuel bi nga xam ne pour moom intellectualité mooy làkk bu muy làkk jàmm parce que dafa dégg anglais bu baax di ko làkk bu baax wala dafa dégg français bu baax di ko làkk wala dafa dégg chinois ngay gis sax kii ndeysaan ku garaaw la ak a garaaw dafay làkk bi comme ku ko nàmp tellement que ñun dafa am benn genre liggéey bu ñu liggéey si ñun lépp lu bokk si ñun bëgguñu ko lépp lu nekk bitim réew gis nañu foofu donc problème souveraineté bii man dafa ma interpellé ndax de trois choses la soit état Sénégal état bu ñàkk fayda moo waral nit ki di jógee dëkk bu ko neex ñëw di wëyal ay atteem ci biir sa réew ba pare waxooti daal wala boog dañoo nekk département France te yëguñu ko muy ñaareel wala boog état bi dafa nekk complice ci xeex bu ñu war a xeex l'islam ndax mu ñemewu ko xeexal boppam waaye bàyyi na ay étranger ñoo leen ko xeexal ci biir réew ndax l'islam nag musul arrangé suñu état yi musu koo arrangé donc disposition bi nag école bi jël et dafa ubbi baal bi rek du nekk le premier am na fi yenn école français yi bu ñu fi nekk di jàngale ay programme français dafa di tënku ci ay loi française may fàttali ni loi yii muy loi français yi ay député français ñoo ko jël seen dëkk pour gérer seen biir dëkk ñun am na ay député yoo xam tamit suñu xaalis leen di fay ñu am ay loi yu am fii Sénégal ñu waroon ci góorgóorlu xool ñu ko appliquer les suñu biir réew donc lii problème croisade laa ko woote man pour man croisade la contre l'islam bu kii jógee fële di wax ci julli kii jógee fële wax ci voile kii jógee fële wax ci jumaa yi des na toujours di commencé wax ci nodd gi parce que France bu la tàmbalee bu ñu fàtte ni bu ñu nañ jël toujours exemple ci France ndax France mooy suñu bàjjen mooy bàjjenu Sénégal lépp lu ñuy def Sénégal c'est parce que dafa dañ ko def France a pare mbiru voile bi France a tàmbalee Sénégal bu ko wax na ko débat bi en France ñu ko posé depuis 1989 ñoom Jospin ak ñoom Rocard ñoo nekkoon premier ministre ñu posé débat bi commencé waxloo français yi sur le voile nekkale ko l'affaire du voile décrété yi wala décret yi ñuy waxtaan ci pendant 15 ans ci dëkk bi forcé ko ñëpp ci école yeeg ci fépp pendant 15 ans dëkk bi ci waxtaan ba en 2004 la ñu njëkk am la loi contre le voile donc lii ñuy def nii du hasard dafa nekk benn sonde bu ñu nekk di sànni ci Sénégalais yi di xool fan lañ ci toll di leen pester di susciter le débat parce que am na fu ñu bëgg yóbbu te ñoom am nañu ay tag ba pare ñun ñii kay ñoo nekk ci réaction ñun ñii ñoo amul programme tamit pour jaamarloo ñoom parce que ñu amoon ay loi léegi contre la laïcité wax ji jeex problème bi yëpp problème laïcité bi la may fàttali nag ni laïcité nekkul ni waroo am diine ndax école bii mu ngi wax ne l'institution maanaam école bi elle est laïque moo tax kenn amul droit julli ci biir waaye moom dafa gis ni kon laïcité école bi moo tax kenn mënul julli ci biir école bi
may wax waa école boobu république bi dafa lay te gaa yi ngi julli ci biir république bi. donc attention à ce mot là ñu ngi koy bëgg jox ay dimensions yoo xam ne dimension wu franc-maçon yi. donc bëgguma guddal sax mais dama jàpp rek ni nañu am jàngat bu baax a baax ci lu nekk di xew suñu réew mi sax ñu ngi woo ay intellectuels ay professeurs d'université yoo xam ne ñu ngi commencé poser ay débat di laal le voile suñu paree sur le voile dañ dem sur la prière ci julli bi bu ñu paree sur la prière nañu wax si wàllu mosquée yi ndax même France rek ginnaaw ba ñu dóoree voile ba pare dañoo andi une loi contre nodd yi France instant kenn amul droit nodd y a une loi la loi Pasqua daf ko tere kenn amul droit tabax minari kenn amul droit nodd ak micro donc te pourtant église yaa ngi am seen cloche ñu ngi koy rëq foo toll ci pare nga koy dégg n'est-ce pas donc il faut comprendre que dëkk yooyu yëpp dañoo nekk ñoom en guerre te c'est normal ñoom seen dëkk xamuñu l'islam France c'est pas un pays islamique France c'est un pays chrétien histoire am yëpp christianisme moo ko marqué donc su amee taxawaay contre l'islam ñu mën nañ ko comprendre par rapport ak jaar-jaaram waaye ñun ñooy contraire France nous sommes un pays islamique dëkk bi ay jullit ñoo ko xeex te ñoo ko taxawal donc lii yoon France du yoonu Sénégal donc nañ def attention ci yii ñuy importer ci ay xeex yi xam ne contre l'islam dañ ko war a analyser de manière globale war nañ ko analyser de manière séparée intellectuels yeeg sëriñ yi génn ma gis naa les mêmes personnes yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo bokk ci ay fondations yoo xam ne fondation franc-maçon wala boog ay institutions yoo xam ne dañuy liggéey contre l'islam ñooñu ñoo primé te ñoo neexal ñi nga xam ne jamono bi Sénégal ñooy wax ñu mel ni ñoom Penda Mbodj ñu mel ni ñoom Ahmed Khalifa ñii ñëpp ils sont membres de yenn congrégation yoo xam ne nëbbuñu dañuy xeex islam donc ñoom bu ñu bokkee foofu ba ñu joxe ay prix ñu ñëw Sénégal commencé bu ñu imposer Sénégal benn débat bi ñun ñoo ci war a yeewu comprendre li xew ba pare jël les mesures qu'il faut. donc c'est grave quoi bu ñu nangu suñu diine ñu koy rek te loolu dafay ñëwaat ci li Sëñ Babacar wax soo xoolee politiciens yi damay joxe exemple politiciens yi xoolee politiciens yi bokk parti kenn bu génnee def benn débat jël benn position mboolee mi cadre parti bi yëpp dañuy génn def des mêmes déclarations pour jàppale. mais Sénégal kilifa diine yi kenn bu jëlee position parce que si wàllu affaire gendarme bi sëñ Mbaye Sy Mansour génn bi nga xam ne mooy génn kilifa diine jullit li mu wax dëgg yàlla képp kuy jullit soxla war na seet mais amul benn kilifa diine bu génn pour appuyer li mu wax te tamit dañ ko soxla ci Sénégal dafa am benn solidarité religieuse bu war a am Sénégal bi xam ne benn kilifa wala benn imam bu jëlee position ci islam ñeneen ñëpp a ko war a feeru pour dooleel donc war nañu organiser waat nag l'islam ndax état bii ñu am en face islam ñoru ko neen dafa lay faalewul islam bu ndërmeel woon sax moo koy gënal kon ñun jullit dañ fekkal suñu bopp l'islam dañ ko defal suñu bopp ndax suñu ko defal na yàq donc salaamaaleykum wa rahmatullahi taala allahu akbar macha allah jërëjëf professeur Cheikh Oumar Diagne moom itamit dikk na ci lu am solo lu mat a bàyyi ñu xam li xew daal tiit nañu ahlan wa sahlan wa marhaba xam naa daal mottalante gi am na ci solo lool fàttali na yi tamit lu am solo lu mat a bàyyi xel mooy solidarité bi war a am ci biir diine ji li mu jeexale léegi defe naa li sëriñ Mbaye Sy Mansour wax doyoon na sëriñ imam buy xutbaati wala sëriñ buy waxati nga appuyer loolu rek combat bi continue ndax lan li mu wax nii dafa am ba mu génnee wax am na ñoo xam ne sax du ñuy niti diine dañoo génn matul ñaari fan ñu tàmbali ko attaqué c'est-à-dire dafa am lu leen yónni mooy comme li mu wax te loolu mooy continuer waat bu duggaat ci biir diine ji ñu comprendre nag enjeu bi am ci kaw laa waxuma riirandoo gi nga xam ne léeg-léeg xadar la ñuy demee mais ñi comprendre gars yi stratégie yi ñuy teg xalif général de Tidiane déclaration dafa déranger ca kaw ba ci suuf léegi nag il faut ku ne son mu nekk fa ngay génne fa ngay laal pour ñu suul waxam ba kenn dootul waxati ci loolu ñu sulli yeneen i débat mooy li ngeen gis ni ñu tourné débat bi fii mu toll nii mais loolu nag dul analyser faut ko comprendre gars yi seen stratégie dafa garaaw te ki ñuy yebal doo ko fa foogee te bu ñëwee dóor fi mu dóor dañ naan sax moom kee tax koo yóbbu waaye dafa am leneen loo xam ne moo ko tax a ñu am na ñu suul woon yu muy sulli yoo xam ne yooyu la nit ñi nekk ba fàtte l'essentiel te gars yi nga xam ne ñooy combattre affaire yi li jëm ci
wàllu communication ñi ci gën a aay ci ñoom lañu nekk xam nañ ni ñuy tourner débat tout le temps waaye ñun loolu bu ñu fàtte benn kilifa boo xam ne ñëpp xam nañ ne loolu mooy rôlam bu ko defee bu ko deful def na loolu jël position bu dëgër ci kanamu koo xam ne borom cër la ci Assemblée nationale mu war ko ne ko même bu fi sa kilifa toogoon noonu laa ko koy waxee ak ni mu ko waxee jullit ñëpp rafetlu ko débat boobu rek moo waroon a continuer ñu waroon a jël beneen débat sànni ko ci àll ba bu ñu mën ci indi waaye nag Sénégalais lambda bi tout le temps li leen di manipuler léeg-léeg duñ ci bàyyi xel comme bi mu ko fàttalee lu am solo la loolu tamit ñu yóbbaale ko te ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax kon ñu joxaat Babacar professeur Babacar Mbow mu ñëwal ñu ci français bi ci wàllu déclaration bi ngir mbokk journaliste yi war ko jël bu daanelee ñu jox ki nga xam ne mooy Serigne Abdallah Sall bu daanelee ñu jox Serigne Sidi Muxtaar bu daanelee kenn ci imam yi imam Pape d'accord bu daanelee ñu jox ko incha allah su daanelee ñu soog di ñëw ci jigéen ñi xam naa ñoom ñooy tëj ñu tëralee ko ordre islamique bi bañ ko tëralee ordre maçonnique bi waaw ordre maçonnique bi mooy ñëw ne non jigéen ñi tamit non da ngeen leen desal ginnaaw nangam mooy li ngay faral di wax li ñuy jël léegi bu njëkk dañ daan wax monsieur madame léegi madame RDC mademoiselle RDC gis nga bii ni ñu koy tourné ñu ngi nuyu Cheikh Bamba Ndiaye moom it kenn la ci collectif bi nekk ci membre bu actif moom it ci liggéey yu bari yi ñuy def ba ñu dooree ko fii mu toll ñu koy seet ñu jaajëfal ko ci teewaayam comme professeur Ababacar bu bismillah. jërëjëf Cheikh Makhtar bala ma ñëw ci déclaration bi en français ñuy rafetlu intervention suñu mbokk yi nga xam ni jël nañ kàddu léegi sëñ Dame Mbodj ak sëñ Cheikh Omar Diagne effectivement bu ngeen xoolee règlement intérieur bu institut Sen Jeanne d'Arc article 2 bi gis nga li jëm ci tenue vestimentaire mi ngi nii boo ñëwee ci alinéa 2 bi le port du voile est autorisé le port du voile est autorisé maanaam muuraay moom mënees na ko def ci école bi looloo waral effectivement bu ñu fi nekkee 80 ans boobaak léegi mësuñu am jafe-jafe ci loolu li waral coow li amu fi daaw ak daaw jëkk loolu ko waral donc ren lañ bëgg a imposer nit ñi soppal ñi disposition article kii bi nii ren lañ ko bëgg a imposer li ci garaaw te garaaw mooy ministre bi àddu woon nañ ci waaye mel na ni ñoom faale wuñu suñu institution ministre bi rappelé woon na ko ci communiqué boo xam ni le 3 la ko jëloon benn communiqué de presse wanoon ci ni dafay violer les dispositions de la constitution notamment article 1er bi ak la loi d'orientation article 4 bi ak le décret 98 562 yii yëpp nag mel na ni ñoom salfaañi nañ ko sànni nañ ko ci àll ba toppatoowuñ ko sax bëgg ñoo jëloo ab règlement intérieur teg ko ci kaw constitution bi ak disposition yi fi nekk su ko defee yéeyaay tamit la même chose li garaaw ci mbir mi mooy gis nga ay disposition loi yu France lañ bëgg a appliquer fii li ma ci bëggoon a fàttali nag te mu ñor ma mooy dama am ñaari yëf yu ma seetlu France bu dee ci laïcité dafa xeex ci ay xarnu depuis 1794 muy xeex di xeex depuis avènement première république laa wax ba ñoom ci 5e république ci lañ xeex ba la loi de 1905 ñu imposer après 48 séances ci assemblée nationale def la loi de séparation taqale nañ jëmm yi ak ruux gi taqale nañ yàlla ak penc bi
mais ñoom dañ koo xeex mais bi ñu jox suñu ak mboyeel dañu ñu ni léegi imposé nañu ko. Le même débat aussi depuis le 13 juin 1989 la njëkkati woon le débat sur le voile ba ci la loi de 2004 muy le voile partiel, la loi de 2010 muy le voile intégral ba ci la loi de 2015 mooy kenn sañatul di muuru dugg ci école boo xam ni élèves yu amul juróom benn at ñoo fa nekk te booba suñ benn mbokk moo fa nekkoon di liggéey ci benn école xale yi alors ñu dàq ko mu porté leen plainte effectivement justice bi confirmé ni dañ ko war a dàq parce que dafa tooñ li tax muy muur ci ay économie xale da leen di tiital lii dafa dégradant dafa c'est humiliant ñëw muur ba di mel ni vraiment kenn xamul la loolu dañ ko dàq. alors ci la ñu jëlee la loi cette loi là tere ku muuroo ci dugg ci école française yi yoo xam ne ay élèves yu amul juróom-benn at ñoo fa nekk mooy la donc kon gis nga dañu bëgg a imposer waat loolu nit ñu imposer la laïcité ñun duñu imposer combat bi dañu koy imposer waat ndax dañoo tàmbali fi mu nekk nii jël seen i dogal dugal ko ci suñu école yi. alors muy tukki boo xam ni ci fukki kilomètres la waaye jéego bu njëkk bi boo ko seqee yaa ngi ci tukki ba un voyage de 10 kilomètres commence par le premier pas. kon loolu moom mooy yóbbu ci version française bi chers confrères en islam, chers concitoyens sénégalais, messieurs, mesdames de la presse, honorables invités, en mai 2019, la direction de Guigon sort une note de service interdisant au personnel composé de 80% de musulmans de faire la prière aux heures de travail. Près de 2 mois après, notamment le 25 juillet 2019, le directeur général Bernard-Henri Guigon leur notifie leur licenciement pour mauvaise manière de servir et insubordination. Docteur Khadim Djoum et Docteur Damdja expliquent que leur faute ne serait rien d'autre que d'aller faire leur prière, ce que la direction de la pharmacie n'a pas toléré. En août 2019, l'Institut européen des affaires, établi à Dakar, publie une note de service très osée à l'intention du personnel enseignant et administratif, ainsi que les étudiants de l'école dont nous reproduisons ci-après le texte intégral. Je cite: en conformité avec l'article 13 du règlement intérieur de l'établissement IEA Dakar, se référant à la charte de laïcité de l'établissement BO du 12/9/2013, vu l'article de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juin 2013, il est porté à la connaissance de toutes et de tous que l'IEA Dakar est une institution laïque. Par conséquent, il est formellement interdit de prier dans l'enceinte de l'établissement. Fin de citation. Le mardi 3 septembre 2019, ce fut la rentrée des classes à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Avant le début des cours, toutes les élèves
voilés furent sortis de classe et parqués dans la cour de l'école, en attendant l'arrivée de leurs parents. La direction de l'Institut leur signifie que l'article 5 du règlement intérieur exige que des élèves aient une coiffure découverte, ce qui n'est pas conforme avec l'accoutrement des 23 élèves voilés. De prétendues négociations auraient été initiées par le ministre de l'Éducation nationale afin d'aboutir à ce qui pourrait être qualifié d'un deal humiliant, permettant aux élèves exclus de reprendre ultérieurement les cours avec de nouveaux hijabs désislamisés et taillés sur mesure, conformément au desiderata des sœurs de confession chrétienne. Au regard de ces actes de provocation inacceptables, dans un pays comme le Sénégal, on est tenté de se demander si la succession chronologique des faits et la similitude des procédés ne s'inscrivent-ils pas dans une logique de déstabilisation de notre pays via des attaques frontales contre la foi des 95% des habitants de ce pays. Le gouvernement Macron poursuit ainsi la stratégie de réoccupation militaire de l'Afrique définie par le capitalisme français à l'avènement de Nicolas Sarkozy. Après s'être octroyé le droit d'assassiner Mohamed el-Kadhafi grâce à l'intox la plus abjecte de l'histoire, puis avoir déstabilisé le Mali par la MNLA interposée, le tour du Sénégal semble être venu, comme l'a affirmé de manière péremptoire l'honorable Khoureychi Niass, député Benno Bokk Yakaar, le 18 février 2018 à Kasnack. Je le cite: quand la France est venue demander qu'on lui donne une zone pour exploitation, si Macky Sall avait refusé de lui concéder cela, la France allait ouvrir les portes du Sénégal aux djihadistes du Mali pour qu'ils viennent perpétrer des attentats. Elle aurait aussi armé les rebelles casamançais et créé d'autres problèmes dans le pays. Fin de citation. Vous pouvez voir en fait cette interview dans le quotidien Walf, je me répète, du mardi 23 juillet 2019 à la page 2. Inutile de s'attarder sur les responsabilités des uns et des autres. Les autorités religieuses, politiques et coutumières, ainsi que le citoyen lambda, sont tous interpellés par ces dérapages gravissimes qui dénotent un manque criard de respect à l'égard de l'islam et des musulmans. En Australie, où un recensement de 2011 indique le pourcentage des musulmans est de 2,2%, un collège baptiste a dû modifier son code vestimentaire pour accueillir une étudiante musulmane avec son voile. Récemment, à Berlin, en Allemagne, le jeune Yunus, âgé de 16 ans, a eu gain de cause dans un procès qui l'opposait au proviseur de son lycée, qui lui interdisait de faire sa prière dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Dans quel pays sommes-nous pour faire moins que l'Australie
et l'Allemagne en faveur de notre chère religion, l'islam. Quel peuple sommes-nous pour accepter l'inacceptable? Autant de questions qui renvoient à une réalité triste et amère. Nous sommes des musulmans étrangers dans notre propre pays. Une prise de conscience conséquente exige de nous tous de nous engager ici et maintenant afin de, premièrement, ne pas laisser passer ces 3 actes inqualifiables: la note interdisant la prière en l'IEA, les licenciements de Dr Dia et Dioum et le renvoi des élèves voilés à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc, sans amener l'État à faire respecter la Constitution sénégalaise à ses institutions hors la loi. Deuxièmement, agir pour la mise en place d'une structure nationale fédérant les hautes autorités musulmanes du Sénégal afin de prévenir les tentatives sataniques de division qui visent à miner l'unité des musulmans au Sénégal. Et troisièmement, œuvrer pour une modification constitutionnelle en vue de sécuriser les fondamentaux et les symboles des religions musulmanes et chrétiennes et la révision des fêtes légales du pays proportionnellement à la représentativité de chaque entité religieuse, fait à Dakar le 18 Muharram 1441, correspondant au 18 septembre 2019. Je vous remercie. Allahu akbar. Allahu akbar. waa kay jërëjëf professeur Ababacar Mbow. dañu ñaan nag journaliste yi ñu jël jigéen ñi, dañoo bëggoon jox góor ñi waaye ñu jëlal ñu jigéen ñi ndax dañu bëgg a def déclaration ci mbirum li Penda Mbow yëkkati te bu ñu sañoon loolu it bokk ci li ngeen di yóbbaale. ba tax nag imaam yi ngeen jox ndigal rek jigéen ñi su ko defee ñu ñëw fii kii wax ci ñoom mooy soxna Soda Diop. Adja Soda nga ñëw fii, Babacar ñëw noonu na toog nii pour micro yi bañ a déplacé. Babacar fi mu toog ñëwal ni Babacar sëñ Babacar su ko defee mu wax li mu bëgg a wax incha allahu taala defee mbokk yi yóbbaale ko ndax loolu ci la bokk. ndax Penda Mbow moom am na suuratu xijaab boo xam ne xam naa imaam yi danañu lijjanti suuratu xijaab fu mu ne waaw mu ñu tënk ko nag nu mu gën a gàttee. لن نذل ولن نهان، لن نذل ولن نهان، ولن نطيع الفرمصون. لن نذل ولن نهان، ولن نطيع الفرمصون. ليكم تدربنا، ليكم تحركنا، لقول الله وقول الرسول تحركنا. دستورنا القرآن وهو منزل، دستورنا القرآن وهو منزل. الحق كل الحق في القرآن، الحق كل الحق في القرآن. نحن لا لدنيا قد عملنا، نحن لا لدنيا قد عملنا. نبتقي رفع اللواء، نبتقي رفع اللواء. فليعد للدين مجد، فليعد للدين مجد. أو ترق منا الدماء، أو ترق منه الدماء، أو ترق منه الدماء. إن عدت عدنا يا Penda Mbow، إن عدتم عدنا يا أمثال Penda Mbow. العزة لله وللرسول وللإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. may nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp li ci jiital waa ànd sàmm jikko yi. ma fi teewal nag association les éducatrices musulmanes muy jamiyatu al murabbiyat al muslimat, mooy soxna yee toog Seyda Bintu Zahra Lo jiite ko. ñu ñëw di sof rek suñu wax ci li nga xam ne moom la fi suñu càmmiñ yi wax
ndaxte gannaaw bi lii fi xew jaar yépp ba mu amee dafa am nag maanaam chaîne bi dafa continuer seen jigéen bi nga xam ne nag moom nga xamante ni moom mooy pangalang mi nag dana leen bàyyi leen nag man ma dem toog nag jàkkaarloo jullit ñi wax leen li nga xam ne yéen a ngi koy wax ci waral kawalis comme ni ko arabe yi di waxee ci gannaaw miir yi ba mu ñëwee toog wax fa ay wax yoo xamante ni daanaka tontu ko sax dafay xaw a mel ni lu yàq temps ndaxte xale yu ndaw yi sax mën nañ koo tontu ay wax la yoo xamante ni boo koy déglu nga naan est-ce que kii sax mi ngi ànd ak xelam wax yooyu nag du lu bees ci moom ndaxte ay combat yépp mi ngi ko jëmale ci yi nga xamante ni moom la l'islam saxalal jigéen ci l'islam ci alquran moom toujours loolu lay dajj di teg fële du lu bees ndax toujours ñu ngi koy gis mi ngi combattre ci ni jigéen ñi ko góor war a yilifee li ci yàlla wax mu teggi ko teg fële miraas bi yàlla jox jigéen benn cër jox góor ñaari cër mu koy dajj di teg fële aziwaajul mubakkir maanaam mariage précoce toujours ci lay dox ci lay wax waaye musuma dégg mukk mu wax ci génn précoce mais daal mariage précoce daal moo ko dérangé ak ñi muy àndal di liggéeyal du moom kese de am na ñeneen ñi muy àndal ñoo xam ne ay féministes lay tuddee seen bopp nekk ci biir réew mi di fi lëmbe di fi wax ci diine ji di def di dindi léegi nag incha allahu taala ñun ñii nga xam ne ay yarkat lañ nekkoon ci daara yi nekk ci daara yi ba tey di jàng alquran ba xam ko ba xàmmee ko di ko jàngal ndaw ñi di leen former di leen préparer ñun foofu la ñu nekk di waajal ndaw yi pour ëllëg waaye nag ñoom nañu xam ni bés di ki tey ñu ngi taxaw face ak ñoom lépp lu ñu wax de ci lu leen concerné seen pas-pas ñoom la engagé mais daal dugg ci aayaat yi dugg ci suwar yi di yàq di bëgg a andi yoo xam ne jaxase xelu xale yi jaxase xelu ndaw ñi jaxase xelu ñi nga xam ne xamuñu loolu moo tax ñu jóg pour leeral bokk na ci li mu wax nee na depuis 80 ba 90 ñu ngi concentré wu ci di bëgg femme musulmane ñu jox ko droit mais moom xanaa dafa jàngul taarix malgré que le prof historien la mais islam moo jox jigéen àqam laata l'islam di ñëw ku jàng taarix xam nga ni jigéen mësuñu koo jox benn gëdd ci xeet yépp nag ba ci xeet yi nga xam ne ci la l'islam wàcc muy arab ñoom